maa ngi lay fay ako di nuyu waa Yoff gépp di nuyu Sénégal yëpp en général di ñaan yàlla li ñuy def ni muy suñu devoir de citoyen vote bi ñu voté ko si jàmm jeexal ko si jàmm. waaw yow ban bureau ngay voté. bureau 1 laay voté. bureau 1 ngay voté waaw. na nga gisee population. ce moment am na affluence parce que nit ñi génn nañ ñu ngi voté ñu ngi def seen devoir citoyen loolu lu jaar yoon la ñaan yàlla rek mu déroulé. pour ce soir pour résultat yi génn. waaw message de paix lay doon rek que le meilleur gagne incha allah ñu respecté volonté population bi maanaam ñu fekkee dafa jaar si yoon ñu respecté leen incha allah. dem toog xaar lan la yàlla di dogal ndax ñunu neen la yoof yi kese la dañuy xëccoo mënu la ñàkk waaye buñ pare ñun ñëpp dañuy àndaat bokk ndey bokk bàyyi comme daal tey li fi xew tey mooy ñëw voté maa ngi école Talla Diagne fas yéene voté bureau 2 incha allah di ñaan ñëpp nag ñu def ko jàmm ak salaam. ne Yoff benn bopp la kenn mënu ko xar ñaan ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay di ñaan yàlla rek bu résultat yi génnee xam na ne dara weesagul. waaw yàlla dogal na nag ñëw naa pour voter def sama devoir citoyen di ñaan yàlla vote bu jàll ci jàmm ak salaam waaw. bureau 2 laay voté waaw. ban message ngay lancé population message bi may lancé population bi mooy ku voté nga dem ñibbi sa kër toog résultat yi bu ñëwee ñëpp dinañ ko yëgandoo waaw loolu kese la bu yow defee rek jàmm am waaw. éviter rassemblement yeeg yooyu noonu ku voté daal na dem ñibbi këram toog waaw man loolu lay conseillé électeurs yëpp voilà à commencer par moi-même voilà. tey du bésu vote 23 janvier muy bés bi nga xamante ne moom la vote goxaan yi ak fi nga xamante ni que mooy ville yi war a taat na seen maire tey mu fekk la école fi nga xamante mooy école Talla Diagne je pense que li nga ñëw pour voter. waaw dama ñëw voter comme tout le monde parce que devoir la boo xamante ne bii devoir au citoyen la et comme ñun aussi on est là pour ça loolu moo tax ma ñëw tey jii pour voter comme tout le monde. ban bureau ngay voter. waaw maa ngi voté bureau 1 yàlla dafa def depuis ma commencé voté ba léegi bureau 1 laay voté. tey ban message ngay lancé ñi nga xamante ni que ñooy population Yoffois yi pour bu ngoonee bu résultat yi génne. waaw population Yoffois yi man li ma leen di lancé mooy jàmm rek parce que si jàmm lañ ñu xam si jàmm lañ ñu yar te si jàmm la ñu màggee donc li ñuy ñaan mooy. ñu def ko si tàmbale si bisimilah génn si alhamdulilahi rabil alamin ku nekk nag da ngay ñaan pour gagner ku nekk da ngay ñaan pour gagner waaye bu yàlla defee aussi kii gagner génn ñi si des aussi nañu si topp ndax lépp Yoff la c'est Yoff ki gagne waaw donc man rek wax dëgg yàlla vraiment li may ñaan suma mbokk Yoff yi mooy ay élection la après day jeex. donc élection moo ñu boole mbokk gaa ngi fi xarit gaa ngi fi doomu ndey jaa ngi fi lépp mu ngi fi donc bu élection yi jeexee nag nañu xam ne élection yi jeex na ki gagné yàlla jox ko ndam li ñi ci des aussi buñ koy ñaanal ñu ñaanal ko donc voilà man noonu laa gis. man maa ngi tudd Souleymane Sarr nekk mandataire coalition Yewwi Askan Wi fii ci école 4 ñuy wax école Abdou Seck El Hadj Abdou Seck waaw. pour le moment daal vote yi commencé na à partir de 8 heures am na retard nag parce que nu mu tuddati sax les agents du bureau dañu xaw a en retard waaw les présidents bureau yi xaw nañ am retard tuuti mais vote bi commencé na te lépp mu ngi jaar ci yoon ci kattanu suñu borom. mag ñi kilifa yi buñ jullee fajar ba pare rek la ñuy ñëw vote mais tey retard bi moo tax yàgg ñu fi jóge mais tout se passe bien ñun ñu ngi ñëw en masse macha allah ñu ngi voté waaw ànd nañu wax discipline ànd nañu wax yar waaw. en tant que mandataire Yewwi Askan Wi tey jii nii que bu résultat yi génnee bu ngoonee la ngay ban message ngay lancé population Yoffois bi. waaw ñu xam ne rek Yoff ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li ñu boole moo ëpp foofu élection yi ku yàlla ne yaa jël ndam li rek ñu félicité la xam ne Yoff moo am ndam. waaw di leen ziar di leen dalal jàmm. nan nga gisee fi nga xamante ni que mooy école 4 bi Yoff di école Abdou Seck nan nga gisee vote yi. actuellement moom vote yi mi ngi déroulé normalement amaguñ fi benn jafe-jafe quoi. tey jii
tey gis nañ ne élection yi campagne bu jotee jeunesse bi ñooy ànd ak ñi nga xamante ni que ñooy candidat yi. mais vote bu jotee dañu gis ne mag ñi ñoo ëpp que ñuy voté. waaw mais cette fois-ci j'ai vu que ni changé na parce que bi ma fi ñëwee à 7h du matin ay ndaw laa fi gis ndaw yi ñoo fi ëpp ba nii boo xoolee rang bi nii ay ndaw ñoo fi ëpp donc dama gis ni jeunes yi dañu déterminé waaw. ok ban message ngay laaj population yi pour bu ngoonee résultat yi. ñu ànd ak dal xam ni victoire bi du génn Yoff gi waaw ñun ñëpp benn lañ te kenn rek moo mën a am ndam waaw te yàlla pare na quoi ñu nangu ndogal ki gagné ñu xam ni moo gagné ñu félicité ko. seytaan rajim di sant yàlla ju si yonent bi ñu ñëpp benn lañ yaa ngi ko def oote si bisimilah parce que alhamdulilahi rabi alamina ñu def ko si jàmm mu bañ am benn ay yëpp fi la jëm yëpp benn la rek dañ sant yàlla rek def ko si jàmm rek ñëpp rek si benn. nan nga gisee vote bi fii nga xamante ni que mooy école 4 di école Abdou Seck. école 4 moom ren bi moom dafa bëri nii moom ren jii moom ñëpp a génn nañu te Sénégal boo fi nekkee bu ñuy ootee da ngay génn comme ñëpp nañ ko ñëpp a génn nañu nañ koy oote si jàmm mën naa ul daal fekkee moo tax parce que mais tey dama ñëw sax waaru ma ne lii pour la lépp rek pour sant yàlla rek Sénégal moom Yoff sax justement Yoff moom jàmm rek moo fa am te jàmm rek moo fi am macha allah nañ koy oote si jàmm rek mu pare. waaw résultat yi moom bu génnee yàlla moom pare na ñun ñoo si des mais yàlla ay mission pare na bu paree bu génnee ngoon ku gagné rek xam nga yaa gagné ñu dem félicité la si jàmm ak salaam ñu dolli sant yàlla rek waaw. man day maa ngi leen di fay di leen encouragé ndax yéen ñii yéen médias yi war nañu leen a fay ndax coono bi ngeen di jànkonteel te lii tax mu jóg mooy développement réew mi rek moo tax te man je suis représentante Wallu donc bu ngeen ñëwee fii man danaa sawar si joxe information mais nag fii Yoff ku ne xam na ne amoon benn kii démocratie dëgg fi am nous sommes des adversaires politiques mais pas des ennemis politiques man maay Mère Yacine représenté waa Wallu fii si école 4 waaw xam nga bu doon man en tant que ancienne compétente du PDS man damay def généraliser ñëpp nañu góorgóorlu ba benn coow mosu fi am parce que man depuis 114 maa ngi fi di siège waaw te lu ñaaw mosu fi am maa ngi siège de mandataire lu ñaaw mosu fi am benn tendance bu metti mosu fi am bonte nag su waayee responsable ñëpp ku benn responsable bu mel ni man na nga fexe ba góorgóorlu wax say militant ak militante ñu góorgóorlu benn problème bañ am. ban message ngay lancé population pour ngoonee population Yoff ki yàlla dogal ne moo war a gagné yàlla bind na ko démb waaw ndax ku ne sonn na nga pour te li tax ñuy sonn mooy dëkk bi rek ak réew mi moo tax di sonn bonte nag ku mën a gagné tam ak ku ña viw rek na ñëpp ku ne encouragé sa marom accolade ka ñu xamante ne que le maire gagne mais tam ki yàlla dogal ne mooy gagné waaw maire Yacine bàjjenu Karim waaw mooy wax ak yéen waaw. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen naaw mi sant suñu ñaari waajur waaw ñu ngi sant waa Yoff yëpp di sant monde entier waati wax ne lii moom vote bi fair play rek la mooy ne ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi génnul fenn Sénégal la rawatina ne ñun waa Yoff moom xam nga yàlla dimbali nañu si fair play lañ ma sa nekk ñu ngi nii amul coow amul dara waaw ñu ngi nii nag di voté di ñaan yàlla nekk di ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr moom mu jël ndam li quoi loolu rek la ñuy ñaan mu jël ko Yoff jël ko Ndakaaru waaw loolu rek la ñuy ñaan waaw ñun waa Yoff moom suñu sak mooy Abdoulaye Diouf Sarr jël Ndakaaru waaw loolu mooy suñu sak te loolu lañ koy ñaanal di wax nag waa Yoff gépp rawatina nag waa Ndakaaru ñu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr waaw boo xoolee ñu nekk si lii bi yëpp non dama lay wax campagne bi waaye dama bëgg ñu ñëpp ñu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr. waaw yow en tant que jeunesse ban message ngay lancé ñi nga xamante ni que ñooy population Yoff bu ngoonee bu résultat yi génn. non mooy li ma la wax fair play la ñun waa Yoff loolu la ñu xam duñ fi nekk coow boo xoolee fi am na coow bu mu saf Yoff ñun ñoo bokk dëkk ñoo bokk benn deret ñun moom yàlla dimbali nañu si loolu fépp am na problème bu mu saf Yoff kon nag loolu la ñu ñaan yàlla mu continuer waaw waaye am naa droit ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr mu jël ndam li waaw kay. mobilisé wu nañ pour voter si te loolu mooy yoon sax parce que ñu leen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. waaw. en tant que frère ban message ngay lancé ñi nga xamante ni que ñooy population pour bu ngoonee bu résultat yi génn. ñu faire pere rek bokk ndey bokk baay man loolu laay ñaanal képp ñu koo fi gaañ ëllëg yaa koy seeti ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay politique jarul yéen nay man daal loolu laay lancé dëkk bi te ñu mobilisé wu ànda liggéey jàppale suñu leader
Abdoulaye Diouf Sarr ndax Abdoulaye Diouf Sarr li mu def si dëkk bi amul kenn xam ne def na ko si dëkk bi coolee bari rek keneen buñ ko wàccee sànnilaat keneen dañ koy réccu ji rek waaw. xanaa ñu sant yàlla mun la Baye Mamadou Diagne dëkk Yoff Louga depuis loolu ñu ngi ñëw ci école bi mais gis nañ ne vote bi mu ngi jaar ci yoon xaw na yéex mais boo xoolee ñaari vote yi moo waral tardement bi am na ñoo xamante ne comprendre nañ ko mais am na ñoo xamante ne comprendre nañu ko moo tax mu xaw a tardé mais lépp mu ngi ci yoon après liñ ciy dolli mooy lépp nañ ko defe ci yar ak teggin parce que ndam li du génn Yoff kon lépp lu mu ci mën a doon rek nañ ko defe ci yar ak teggin ki yàlla jox ndam li ñu xam ne moom la jox ndam li ki ñàkk ñu xam ne suñu borom moo dogal lool entre Dakar nag dañuy ñaan yàlla suñu doom di nga xam ne moo fi ne di xëccoo Dakar yàlla na ko yàlla may ndam ñun loolu lañ amoon ci liñ ci wax di ko ñaanal moom mais Yoff ki ko yàlla dénk mu xam ne Yoff la ko dénk mu liggéeyal Yoff nag mooy léppi àdduna maa ngi jégalu. affaire yi nii rek. waaw mais gis nga dama teg mu tax quoi mooy loolu. na nga gisee fi nga xamante ne nii mooy vote bi fii si école 4 di école Abdou Seck compté voté nga ba pare. waaw mais gis naa fi jàmm salaam parce que affaire yi moom bàyyi terul tey sa bopp quoi moom ku nekk tey ki nga choisir pour voter pour man kooku war a mën a sànni sa carte quoi mooy loolu. en tant que jeune ban message ngay lancer population Yoff Faye pour bu ngoonee bu résultat yi génnee. mais ñu ànd ak dal rek parce que ñu ñoo bokk dëgg bi quoi xam nga benn bopp la mënuñu ko wax ak ñaar te mënuñu am lu dul Yoff kon il est temps ñu xam suñu bopp xam nga après lu fi mën ci am rek xam nga suñu lay delluwaat suñu biir quoi kon nañ ànd ak suñu sang-froid mooy loolu que le meilleur gagne rek incha allah. woote bi xanaa dañ ko bëgg a wat si fair play rek ñaanal que le meilleur gagne kii yàlla na moo gagné yàlla naka yàlla may ndam te mu say dëggu yi non violence rek daal non violence yàlla nañu yàlla may ndam daal. loolu la ñuy ñaan en tant que mère de famille ban message ngay lancé population Yoff Faye pour bu ngoonee bu résultat yi génnee. xanaa ñu fay def ko si fair play rek waaw ndax fair play si lépp a xaj soo ko defee rek jàmm dina am waaw kii gagné daal dañ ko jàppale xam na moom moo gagné ñëpp daal def ko encouragé pour victoire Yoff gépp ak Dakar gépp waaw loolu la ñuy ñaan. maa ngi leen di fay. nan nga gisee vote yi fi nga xamante ni que mooy école 4 école Abdou Seck. fi mu toll nii ça va ça se passe bien bon ñu ngi rang pour dugg voter tranquillement quoi. waaw incha allah bureau ngay voter. man bureau 2. bureau 2 incha allah. en tant que jeune ban message ngay lancé population Yoff Faye pour bu ngoonee bu résultat yi génnee. xanaa ne leen affaire bi du ay xeex du ay xuloo du ay meeting affaire bi lii la quoi na ñëpp jël seen carte ñëw voter voilà man loolu lépp laay lancé jeunes yi quoi ku ne nañ génn kër yi ñu ñëw voter quoi parce que suñu carte ñun ñoo ko moom nañ ñëw voter massivement bon ku ne que le meilleur gagne quoi. que le meilleur gagne. voilà mais boo dëkkee sa gox da nga war a voter waaw man lancé kii boobu rek laay lancé quoi gars yi ku si nekk na ñëpp ñëw voter quoi. na ñëpp voter na ñëpp jóg voter na ñëpp ñëw. waaw bu kenn toog kër ga rek naan du ma voter wala aw ma jot nañ ñëw voter quoi. loolu mooy jaajëf merci. waaw dama ñëw comme def benn bépp citoyen ñëw xool sama candidat bi ma doy ma voter ko pour vraiment développement Yoff quoi ak changement bi quoi. ban message ngay lancé population Yoff Faye pour bu ngoonee bu résultat yi génnee. waaw bon xam nga calme rek jàmm rek ñu am ànd ak sérénité ñu xam ne kii war a fal yàlla fal na ko pare ku mante ne ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoom félicité ko rek xam nga après ñu jéem a defar Yoff loolu kese laa si dégg quoi waaw. Alhamdulillah, je me présente d'abord Adja Nogoy Mboup, conseillère municipale sortante de la commune de Yoff, responsable aussi à Yoff. di ñëw tey vraiment voté si kenn zéro fii comme ni nga ko waxee j'ai voté dans le bureau 11 di gis ne le vote se passe vraiment dans les règles de l'art wóoraale naa bureau yëpp gis naa ne nit ñaa ngi rang macha allah di def li nga xam ne mooy yëfu citoyen parce que nag maire population moo koy fal te mel na ni population yoffoise bi génn nañu pour voter mais ñi ngi ñaan aussi ñu juger comme ni ñu koy waxee rek li nga xam ne maire bi def na ko fi ak liñ fi fekkoon te am naa yaakaar ne vraiment dinañu am ndam incha allah tey ci ngoon parce que nag liñ fi fekk nañ fi bokk àndaat ñu bokk ànd xam ne Yoff benn bopp la kenn mënu ko xam xar ñaar
maam Limaamu moo ko waxoon ne ka lay leen kaay leen dikk leen amana rasulilaay ne nañu yaatal gan ñi kon fii ñi fi dëkk ñëpp koo bokkulul ndey yaa bokk ak moom baay wala nga bokk ak moom maam mbaa nga takk fi jabar wala ñu am fi njaboot kon fii ay mbokk rek moo fi nekk donc bu ñu yàlla mayee ndam jox ko Abdoulaye Diouf Sarr nanu ànd ñun ñëpp xam ne fal nañ sunu maire ñu tàcc mu bañ a am saaga mu bañ a am lakk kër mu bañ a am yuuxu ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñu xam ne c'est la fête tey aujourd'hui ce sera la fête quel que soit les résultats ce sera la fête parce que nit ñi ñoo tànn seen maire ku ñu mën a tànn nit ñu xam ne ñoom si population bi moo ko tànn mais comme li ma wax je suis très optimiste et je pense bien que sunu maire Abdoulaye Diouf Sarr nit ñi dinañ ko delloo njukkal idem si ville de Dakar ak aussi fii ci Yoff jërëjëf. vote yi waa nit ñi dañu ngi voté massivement ñu ngi voté normal mais nañ ko voté si jàmm rek waaye ñu voté si jàmm ku nekk voté sa candidat daal waaye ñun suñu candidat yàlla na gagné yàlla na ko yàlla may ndam. bureau 10. bureau 10. En tant que femme ban message ngay lancé population Yoffaay yi pour bu ngoonee résultat yi génne. waaw bi résultat yi génnee ku gagné ñu félicité ko rek ku gagnéwul tamit nga ñëw ànd ak ki gagné rek ñu félicité xam ne lépp ñun la lépp Sénégal la lépp Dakar la lépp Yoff la. waaw ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm rek. waaw vote man léegi laa fi ñëw mais bi ma ñëwee xaw naa fekk taux de circulation parce que nit ñi dañ bëri man dèjà rek maa ngi bëgg a wër bureau bi nga xamante ne moom laay voté mais trouvé gu ma bureau 4 laay voté mais trouvé gu ma bureau bi mais élection yi daal leen siy wax daal ki nga xamante ne nii moom la gën si moom yàlla na ko suñu borom defal mais man moom en personne moom dama doon nit koo xamante ne ñun Moustapha Tall la doon àndal comme amuñu droit pour voter keneen. kon man moom suma carte man dama koy wax publiquement ñëpp jël moom Moustapha Tall laa koy sànnil bu dee Yoff Dakar nag ki may sànnil xam naa ko doonul loo xamante ne lu may wax la parce que du ma si nekk aussi di si wax mais sañ naa taxaw moom publiquement wax ki may votel Yoff ok. tey yow en tant que jeune ban message ngay lancé sa moroomu jeune yi pour bu ngoonee bu résultat yi génnee. ah man bu résultat yi jeexee après ku yàlla jox ndam ñu xam ne kooku la yàlla jox ndam après ku si nekk dem tëdd sa kër rek. message yi may lancé population Yoffa bi mooy ñu dem si ak dal. kii gagné xam ñu félicité que xam ne moom gagné na donc ñu bañ a nekk fii naan élection yi jaaree ne gauche sax jaaree na droite boobu message daal lay lancé en tant que Yoffa di ko wax sama moroomi jeunes yëpp yi nga xamante ni ñu ngi fii di voté Yoff école bu mu mën a nekk fii si Yoff ñu bu résultat yi génnee ñu joxe ko ñu xam ne kat kii gagné na ñu dem félicité kooku incha allah rabbi. ban kii nga voté. bu baax bi rek. bu baax Yewwi Askan Wi. wax ma sax Yewwi Askan Wi. ban numéro nga voté. bureau 2. bureau 2 nga voté. waaw. tey en tant que femme ban message ngay lancé jeunesse Yoff bi. jeunesse Yoff bi ñu kii rek ñu dal ñu ànd ak dal surtout loolu parce que kii gagné moom yàlla xam na ko ba pare ku nekk da ngay sabablu rek ñun moom sabablu rek lañ mën ñaanal suñu leader mu gagné mais ak lu mën a xew rek ñu ànd ak jàmm daal ak dal. incha allah waaw. ñu ngi lay fay. tur bi. Balla Thiam. ñu fekk la ngay siégé fi nga xamante ni que mooy école Kën Zéro bu Yoff école 6 kan ngay siégé. Moustapha Tall CPJ nay leer moom laay siégé mais on avait des difficultés depuis ce matin parce que dañu xëy depuis 6 heures bi ñu ñëwee ba léegi nii mën nañu jot suñuy fichier électoral déjà su may candidat yi nga xamante ne nii su may mandataire yi nekk ci bureau bi amul benn mandataire boo xamante ne ni mën na jot fichier am. On a réclamé ici mais ku ñu wax dañ naan jotuñu ko on a obligé ñu nekk fi di passer ay coup de fil ba presque ça fait midi et quelques ngay di ñu siy door a jot te loolu tardement bu rëy la te loolu pour man waroon nañ ko mën a éviter su lu demee ni élection yi nii. comme ni ñu bëgg mais est-ce que loolu du indi benn difficulté si seen siège. si dina indi ay difficulté day indi ay difficulté parce que bu fekkee na nga war a siéger yow sa fichier mënuloo ko jot. on a obligé dama mujj jënd ay feuilles blancs di leen ko jox pour ñoom ñu mën ci remplir en attendant fichier yi ñëw te loolu moom vraiment déploré naa ko trop ci élection yi quoi vraiment. est-ce que bureau bi nga nekk am nga nombre de votants yi. nombre de votants yi ça dépend ci nombre de votants yi ñuy am mais ñu ngi ciy kii daal ndànk mais yàlla ba am na lu ma ci rëcc vraiment am na lu ñu ci rëcc ndax bu fekkoon fichier yi teeloon nañ ko jot amaana tey yi ñu yorte noonu duñ ko rëcc mais ñàkk ay fichier on a obligé bàyyi leen ñoom ñu démarrer tuuti ñu di leen door a fekk ci te loolu tamit c'est pas bon du tout loolu moom baaxul quoi. yow nga nekk opposition ndax gisoo ne peut-être que ñi nga xamante ne nekk parti au pouvoir ndax ñoom dañ leen xañ ay fichier comme yow wala. non man gisuma loola vraiment man jàppewuma ko loolu quoi man dama jàpp ne rek peut-être manque d'organisation la pour ñu mën a def loolu quoi man loolu laa gis quoi mais gisuma ni ci opposition wala nii man jugé wu ma kenn mais damay wax fait yi nga xamante ne nii moom laa fi fekk ma décortiquer ko quoi voilà.
merci. waaw. nan ngeen di jàkkoonteel fii nii ndax am ngeen problème dégg naa que ne da ngeen am ci problème fii et cetera. waaw lii moom lu doy waar la parce que depuis ce matin li ñu soxla woon yëpp amul lenn lu ñu ci jot dafa mel ni daal ñoom dañuy jël lépp accaparé ko parce que fiche yi nga xam ne moom la ñu soxla woon ñun bi ñu ñëwee fekkuñ fi dara te vraiment nekk na loo xam ne aussi mën na xaw a sooxe tout suñu liggéey mais yàlla def na aussi selon suñu expérience ci politique ak ci élection xam nañ exactement ñun fan la ñu war a mën a teg suñu tàng ak nan lañ ko war a mën a doxalee ba nga xamante ne ñoom li ñu mbébét yëpp ci muy njuuj njàcc incha allah du mujjee sotti waaw ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax mais vraiment depuis ce matin li ñu soxla woon yëpp muy fichier yooyu yëpp amul den luñ ci gis. ginnaaw bi ñu leen xañee loolu noonu yéen ban méthode ngeen teg pour liggéey. waaw méthode bi ñu teg mooy fexe xool rek exactement ay feuilles blanches li nga xamante ne moom mooy ay lu ñu war a jël yàlla def na aussi ñu ngi ciy liggéey ak ñi nga xamante ne vraiment ñoom aussi ñu ngi ci biir bureau de vote muy opposant yoo xam te ñoom aussi dañu am difficulté yooyu. am na si ñoo xam te aussi am nañ ay fiches mais xamuñ fu ñu ko jëlee ñoom aussi ñu ngi travailler ak éléments yi nga xam ne ay fiches itam mën nga leen identifier ay éléments. man de vraiment ñi ma gis ñu am ay fiches fii ay éléments parti au pouvoir la. Benno Bokk Yaakaar am nañ fiche. waa Sénégal 2035 gis nañ leen ak ay fiches. nee nañ gis nañu ak waa Yewwi Askan Wi aussi ay fiches mais yeneen ñëpp gis yoruñu ay fiches ñoom ay feuilles blanches la ñu yor te loolu c'est pas du tout normal. donc je pense que bu ñuy def nañu yemale lépp parce que loolu moom mooy li nga xam te moom moo normal bu fekkee ne dañu nar njub dañuy fexe nu ñu yemale lépp mais ñun ñu ngi taxaw faire en face ak ñoom lépp lu ñu fi nar a def loo xam ne jaaduwul dinañ ci jaamaarloo ak ñoom te loolu vraiment duñ leen ci may dara waaw incha allah. waaw en fait am nañ fi yenn problème du genre parce que quand ils nous font savoir que code électoral dafa xaw a changé parce que man maa comprendre ab siégeant nekk dans la commune war a jóge kenn juróom day dem école 4 voter parce que lu ne mën naa am si ginnaawam mais sant yàlla ba loolu nous avons un système pour jéem a contrecarrer loolu man comme Yewwi Askan bi jéem naa contacter samay représentants yëpp ku si war a déplacer wu dem voter man dinaa ñëw remplacer ko mais sant yàlla tous ñu ngi si ko kenn juróom fii la ñoo siégé mais loolu magul boobu système boobu nous sommes bon dañ koy déplorer parce que je ne peux pas comprendre. élection yi fu manti am képp kuy siégeant parce que dañ den siégeant que xamante ne da nga mobile da ngay toog sa chat waroo déplacer waroo def dara mais ñu ne da ngay génn sa bureau dem voter ji beneen bureau maintenant supposant que yow amoo beneen représentant boo jógee dem feneen qu'est-ce qui va se passer derrière loolu yëpp ay xeeti sàcc la parce que ñun on ne peut pas comprendre en 2022 système sàcc boobu ñu koy dundee ba léegi mais incha allah tout ira nous allons faire face à tout ça. say naataango ñoo xamante ne ay mandataire la mais nee na ñoom dañ gis que ne depuis ce matin bi ñëwee ba léegi amuñu ay fiches yoo xamante ne que mën nañ si remplir te dañ gis ñenn ñoo xamante ne boo ko parti au pouvoir ñu jox leen ay. waaw loolu dëgg la problème yow jot na fay am na sax yenn bureau yoo xamante ne su ñu amuñu liste maanaam liste yi votant non même pas votant yi liste yi coalition yi ak parti yi parce que dañ war a respecter ordre numération liste yi mais loolu yëpp ils n'ont pas amené pour sànni liste yi nu leen neex sa liste dafa war a nekk première position ñu jël ko sànni ko dernière position te loolu yëpp problème ñu jotoon a gis ba contrecarré nañ loolu parce que dañ dem si président yi kaas loolu man en personne dem naa kaas loolu parce que c'est pas normal. léegi en tant que mandataire ak jafe-jafe yi ngeen dund yëpp ban stratégie ngeen teg pour mën a liggéey. waaw ñoom daal en tout cas ñu ngi leen a déglu système bu ñu teg dinañ ko contrecarrer parce que toog di wax liñ proposé liñ teg en place da ngay mettre déjà adversaire bi sur les points te waruñu leen a jox suñu stratégie donc dañ leen a xaar luñ teg ñu contrecarrer ko te incha allah. ñun affaire yi dafa nar a am ñu njaaj. dès le début ça se voit que système bi niñ ko doxee njunjaay dina am te nous allons faire face te incha allah rabbi Yewwi Askan bi Yoff mooy doon gagnant ci élection yi merci beaucoup. waaw donc pratiquement ñun moom amuñu problème yooyu quoi pour dire vrai donc on a passé problème là suñu salle donc ñi nga xamante ne tey maa ñoo fi représenté ñëpp donc on a des fiches quoi peut-être certes il y a des gens yoo xamante ne moom pour dire vrai amuñu ay fiches quoi ils écrivent sur des papiers xam nga mais qu'importe on les aide quoi donc de mon côté y a un copain boo xamante ne man maa koy jàppale sax quoi pour dire vrai. non man du tout alhamdulilah ça se passe bien. waaw pour l'instant moom RAS quoi rien à signaler ah fii si Kenjiro donc pour le moment ça se passe très bien. waaw donc ñu gën a góorgóorlu quoi si toutefois que bon ñu xam ne y a des problèmes on le signale parce que salle boo gis y a un problème tu vois donc on réclame ça au président donc ñu wax que y a tel souci quoi.
donc man noonu laa gis pour le moment quoi je ne vois pas de problème là-dessus parce que au moins il y a la sécurité pour dire vrai quoi donc je ne vois pas qu'il y aura des problèmes certes xëy na peut-être il y a des magouilles un peu partout mais on va gérer ça quoi d'une part c'est chiant puis je vous salue merci beaucoup.